ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy ñëwati ci beneen mbir bu garaaw bu Macky Sall defati ngir lor ay njaboot ngir tas ay kër ngir xañ ay sénégalais yu baree bari seen liggéey. yéen ñëpp yëg ngeen ni jeudi bii la yegg ci France gannaaw ba ko Macron invité pour nee nañ participer ci benn forum boo xamante ni dañ ciy waxtaanee mbirum jàmm mais du dëgg loolu lépp amul. d'accord forum boobu noonu dañ ko amal Paris mais Macky Sall loolu yóbbuwu ko fa. li ko fa yóbbu dëgg-dëgg mooy officialiser accord de pêche bi nga xamante ni mi ngi ko signé woon ak Union européenne depuis juillet 2019 ñu bari jàpp nañ ni protocole bi ñi ngi ko signé novembre bii ni ñu nekk mais depuis le 19 juillet 2019 lañ tàmbalee négociation yi daan ci ñëw accord boo xamante ni da leen di may ñoom tubaab yi ñu roñ li nga xamante ni moo gën a baax suñu géej ci diiru juróomi at. yéen a ko gis fii moom Macky Sall ak Charles Michel di président du conseil européen depuis décembre 2019 moom la Macky Sall njëkk a gis d'abord ci voyage bi mu amal France jeudi bi avant muy rencontrer Emmanuel Macron. dinañ ñëw ci détail accord boobu noonu ak li mu nar a yàqal Sénégal parce que ñoom nguur gi duñu mës a wax dëgg askan wi. bu ngeen demee ci site wala page yu présidence de la république bi Macky Sall di voyager dañ ne dafa dem pour participer ci benn waxtaan jëm ci la paix alors que li ko tax a jóg li ko tax a déplacé wu mooy signer ay accord de pêche ak Union européenne. kon ñoom ku leen di xaar ngir ñu wax dëgg doo mës a xam li xew Sénégal ak complot yi nga xamante ni ñu ngi koy nas ci ndodd askan wi mais comme que ñoom tubaab yi lépp lu ñuy def wala di ko xaatim ak yeneen réew dañ koy rendre disponible maanaam def ko ci seeni site pour presse bi yëpp mën ca jot ñun ci seeni plateforme la ñu dem gëstu ba xam li Macky Sall signé ci ndodd Sénégal nara lor ay génération waxuñ ñun suñu jamono déedéet mais génération yi ñëw la Macky Sall di lor te li gën a ñaaw ci mbir yi mooy ñoom tubaab yi bu ñu soxlaa dara suñu réew ule ko ñoom ñu ñëw déplacé wu mais ku ñu ne mooy suñu président la ñuy woo mu taal suñu avion yàq suñu kérosène lambar yi ba seeni réew pour ñoom satisfaire leen. kon Macky Sall dafa dellu dëggal li ñu doon wax ñenn ñi di ci mer naan institution la dañ ko war a warmal maanaam dafa confirmer que ni du président benn booyu Macron la gouverneur France la boo xamante ni gars yi dañuy toog seen réew di ko convoqué ngir muy ñëw di signer ay accord yoo xamante ni ñoom tubaab yi ñoo ciy bénéficié wu développé seen réew ñun Sénégal suñuy mool seen i liggéey yàqu ay famille toog duñu am lu ñu dundee sénégalais bi du mun a lekk jën bu baax alors que am nañ des centaines de kilomètres géej océan boo xamante ni waxuñu la mool bi rek mais mën na créer des milliers d'emplois loolu lépp la Macky Sall faagaagal ngir protéger intérêt tubaab yi. kon kuy wër président bu gën a yées bi gën a bañ askanam jàppal Macky Sall te xam ne bu la rëccee juróom fukki at ngay gisaat ku mel ni moom parce que c'est une espèce rare. ni jën jafe ci géeju Sénégal pour mool yi noonu la jëmm ju mel ni Macky Sall jafe ci àdduna bi nit ku bañee ni réewam kenn mus koo gis te di ngeen ci xam dara ci vidéo bi nii dañ leen di ñaan ngeen am xolu muñ. bu ñu sukkandikoo ci Union européenne nee nañ ci seen protocole bu bees bi ñu signé ak Sénégal nee nañ mu ngi tàmbali le 19 juillet 2019 bi ñu weesu boobu la ñu door négociation yi mais ndekete ay bateau européen tàmbali woon nañ napp ci géeju Sénégal depuis le 18 novembre 2019 mais de façon provisoire kon jàpp leen ni depuis un an ay bateau français espagnol ak portugais ñoo ngi suñuy océan di amal seen liggéey lii information la boo xamante ni rëcc na sénégalais yu baree bari rawatina borom gaal yi. léegi nag ñoom dañ doon xaar parlement européen valide contrat bi ngir ñu mën ko officialiser bërki démb la ñoom union européenne def benn vote 524 membres validé accord de pêche bi 47 ci ñoom ànduñ ci 115 absteniru maanaam waxuñ waaw wala déet. lii rek misaal la maanaam même européens yi ñoom même bu ñuy signé loo xamante ni ñoom seen intérêt la ñoo ci gagné dañuy dem seen parlement ku ne voté ñun Sénégal bu ñu jël décision ci li sénégalais yëpp bokk muy géej gi. non seulement duñu jaar assemblée nationale pour waxtaan seeg ndaw yi réew yi nga xamante ni dañ leen fal di leen jox xaalisu Sénégal ngir ñu teewal askan wi mais président bi ci boppam moo yolos si dem ba ci réewu tubaab yi signé ay protocole yoo xamante ni leer na ko ni day lor ay doomi réew mi. loolu la Macky Sall def dem ba France gisee ak Charles Michel di ndawal Union européenne ak Emmanuel Macron ngir may seen bateau yi ñu napp ci géeju Sénégal pendant juróomi at léegi dañuy ñëw ci lan la ñu tënk ci boobee accord de pêche. ci biir protocole bi dañu ne dinañ may Union européenne indi suñuy géej 28 thoniers maanaam ay bateau yoo xamante ni ñoom xeetu jën bi naan thon kese la ñu napp daañu leen may itam ñu indaale canneur maanaam ñoo xam ni dañuy utiliser ay canne à pêche pour mën di jàpp yenn xeetu jën yi buñ ci yemoon mu neex am na bu gën a garaaw dinañ leen may ñoom européens yi ñu utiliser 5 bateaux yu ñuy woowee pelagier lu tax bateau yooyu dangereux pour suñu géej mooy bateau yi dañoo am ay fil de pêche yoo xamante ni bu ñu ñëwee ci benn espace bu leen leer ni fii am na ay jën dañuy sànni fil yi pour mu wër jën yi
te forcément dañuy jàpp ay jën yu baax a baax parce que fil de pêche yooyu noonu day ànd ak ay hameçon yu bëree bëri. benn technique la bu efficace pour jàpp jën yi ci mel ni dorade merlan wala sax ay requin bleu ci yenn océans yi. genre bateau yi itam Union européenne daañu ci indaale lu toll ci juróom ci accord bi nga xamante ni Macky Sall signé na ko ak ñoom. léegi nag ñaata tonu jën la bateau français ak espagnol ak portugais yi di napp suñu géej ba tey bu ñu sukkandikoo ci document wu Union européenne bi nee nañ dinañ napp lu toll ci 10 000 tonnes thon ci suñu géej at bu yàlla sàkk maanaam ci diiru juróomi at dinañ fi jëlee xeetu jën yi lu toll ci 50 000 tonnes. léegi nag ndax diggante novembre 2019 jàpp novembre 2020 ci la bokk ndax nee naa leen depuis 1 an ay bateau européen ñoo ngi ci géeju Sénégal ci période bi ñuy négocier est-ce que dañ ko ciy boole waaw wala déet ba léegi amaguñ ci lu leer. ba tey ci biir accord bi nee nañ dinañ may ñaari bateau espagnol yi ñuy wooyee ay chalutier ñu napp ci suñu géej 1750 tonnes jën bi ñuy wooyee merlu noir te loolu chaque année. kon xeetu jën bii moom fii ba 2024 jàpp 2025 sénégalais dootu ko lekk waxuñu nag thon bi nga xamante ni une dizaine de milliers de tonnes daañ ko jëlee suñu géej yóbbu ko seeni réew. léegi nag laaj bi ñu bari di laaj xëy na mooy lan la Sénégal di gagné ci accord bi nga xamante ni daal dina koy xaatim ak Union européenne. ba tey bi ñu sukkandikoo ci seen document bi ñu fësal nee nañ dinañ jox at bu nekk Sénégal 1,7 million buñ ko xaymaa ci franc CFA muy 1 milliard yu tegal 113 millions. nee nañ aussi dinañ am ay redevance yu toll ci 1,350 million chaque année à peu près 800 millions de francs CFA. kon lii mën nañ wax ni wanteer la parce que boo demee bay tayle loo xamante nii bokk na ci lu ëpp solo ci biir réew mi bu géej gi au moins nga def ko ak njëkk boo xamante nii dina mën a am lum saafara wala mu fat ay buntu. tey boo jëlee li ñu Union européenne jox chaque année pour exploiter suñu géej mënul sax fay un quart salaire fonctionnaire yi maanaam njëg la bu amul valeur te xaalis boobu noonu fan la nar a jëm bu ñu jëlee ba tey ci protocole bi nee nañ 800 000 euros 500 et quelques millions de francs CFA neexal la pour ay droits d'accès 900 000 euros yi des pour soutenir politique gu pêche bii Sénégal la. léegi ñu li ñuy laaj mooy ban politique gu pêche la ñuy dooleel ñun loolu kese la ñu laaj bu fekkee ni da ngaa jël ay licence jox ay chinois ak ay européens ñoo xam ne ay bateau yu am doole lañu yor yoo xam ni duñu bàyyi dara luy taxawaalu ci biir géej gi nga bàyyi gaalu sénégalais yi nga xamante ni ñoom saa ñu demee géej ay loxoy ne la ñu ñibbisee yow lan mooy sa politique de pêche ñii kan la ñu yàpp ñun loolu la ñuy laaj. kon na ñëpp a xam ni non seulement Macky Sall li mu jaayee géeju Sénégal jaru ko mais xaalis biñ ciy am as néew ci seeni poche la jëm ñii ñoo raw ay vampire. kon li ñu mën a wax ci mbir mi mooy Macky Sall daf ñu waneeti boppam dëggal ni man yitee sénégalais yi sama yoon neewu si tubaab yi laa fi nekkal di dox seeni bëgg-bëgg suba ngoon li ñu war a xam mooy bu intérêt France taxawee intérêt Sénégal taxaw Macky Sall war a àtte moom réew France lay protéger ak tubaab yi bàyyi ñun ñu torox ñun dañoo yor ab yaafus boo xamante nii amul sax xol ndax Macky Sall bu amoon tuuti yërmande dina xalaat junni nappkat yi nga xamante nii xëy dem géej wut lu ñu mën a yóbbu seen njaboot kese la ñu soxla soxlawuñu nekk ay millionnaire soxlawuñu alalu àdduna comme ñoom ñi nga xamante nii sàcc ak luubal alalu réew mi kese la ñu dëkkee ñoom nappkat yi lenn kese la ñu bëgg mooy ku leen protéger aar leen jàppale leen ci fi nga xamante ni ñoom fa la ñu yaakaar pour garder seen dignité bañ ku leen yàpp bañ a wër di ñaan mais Macky Sall dafa mel ni ku ñu yónni pour mu toroxal sénégalais yi xaaw yi seen sutura maintenir leen ci benn ñàkk boo xamante nii dootuñu amati choix. tey ak mbiru gaal yi ku nekk mi ngi wax di sensibiliser mais néew na ñuy wax ci lan moo waral gars yi di sacrifier wu ngir dem gars yi dañoo amatul choix ay doxandeem lañ seen biir réew fañ daan suturloo Macky Sall jël na ko jaay ko tubaab yi am na nag doomi aadama yoo xamante nii dañu am benn dignité bu doy ni dee moo leen gënal xëy te mënuñoo faj gàcce barki démb dañoo jot benn message bu tooyloo suñu xol kenn ci victime mu Macky Sall yi doonoon nappkat bokk ci ñi nga xamante ni moom Macky Sall toroxal na leen xañ leen seen liggéey lañ leen di dëgtal témoignage am waa ji Ndar la nekkoon di daan dooleem ci géej gi accord de pêche yi Macky Sall signé moo yàq seen liggéey ba dafa mujj toog ñibbi kër yaayam Dakar fi mu ne nii jàppul ci dara nee na nag du mës a jël gaal mais juste xamal sénégalais yi naqar bi leen Macky Sall teg yàq seen liggéey ba fi mu ne nii jàppuñ ci dara. sama chaîne waa Xalaat TV man de maa ngi tudd Papa Aline Gueye bokk ci famille bu ñuy wax famille Aline Lissa Gueye ba ngeen seetloo sax waa Dakar TV seen vidéo boobu ñu dugal te paa bi demoon clandestin yi doon yóbbu gaalu clandestin yi paa boobu noonu sama rakku papa la sama yaay génn àdduna 92 sama papa jël ma yóbbu ma Ndar ma nekk Ndar 92 99 laa commencé dem géej nekk mool
gis nga sawaay moolu Ndar li muy mën a daj si àdduna li mu daj ci géej ak li ñuy fay si diggante jàmmalaay fi ñuy teer li ñuy fay chaque jour xaalis bi ñuy fay chaque jour dañuy fay gaal gu teer gaalu mbaal bu teer gaal fi laa tourné bu teer di nga joxe 5000 francs suñu gaal bi muy yàqu fii la yàqoo Yoff ñu continuer ñu abal na benn gaal ñu dem Gambie liggéey amuñu fa dara ñu ñibbi si waat xoolal ku liggéey 99 nga commencé dem géej ba léegi kër mënoo ko tabax ndax lan depuis 2012 bi fi nguur Macky Sall nekkee dëgg ji nag moom la gars yi làqal man dama yàgg siiwul seen yàgg ko seetaan depuis ba fi Macky Sall nekkee 2012 c'est la licence yi te nag licence yi ni nga xamante nii waa Mauritanie moom la ñuy jox ñu ne waa Mauritanie dañu may licence yi waa Mauritanie mayuñu ñu benn licence yi mayuñu ko licence dañ la koy jaay 1 million lan la koy jaay 400 licence lañ fiy indi 400 licence environ 200 gaal rek ñoo am droit pour am licence yi parce que boo yoree gaal mbaal di nga am gaal topp comprendre nga te gaal topp dafa war a am licence gaal mbaal gi am licence. maa ngi nii dama dem ba gedd ba ñibbiwaat suñu kër Dakar toog lu yàlla xam baax na toog mais nag dara jaralu moom may jël gaal di si yëpp ay nit di clandestin paa boobu ñu jàpp noonu paa boobu te mu juloon fii waa Dakar ak sax defal nañ ko vidéo sama roq papa la ki jur papaam ak ki jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay paa boobu man moo ma jàngal géej Ibrahima Guèye sama roq papa la man maa ngi tudd Papa Aline Guèye maa ngi dëkk fii dama ñibbisiwaat sama kër yaay fii nii sama kër maam Liberté 6 station Dakar bu ngeen bëggee ma defal leen vidéo te li ma leen wax nii bu leen doyul ngeen jël seen chaîne ngeen dem ba Ndar interroger moom laaj ci licence lu leen koy jaay ak coono bi ngeen daj ci côté Mauritanie bi te loolu nag depuis 2012 bi fi Macky Sall faloo barki axuraan si la mool am jafe-jafe billaahi wallaahi bi Macky Sall faloo 2012 si la mool am jafe-jafe ba ma juddoo ba léegi maa ngi muñ te si muñ xam nga juddu gisoo sa yaay rek dafa metti yaa ngi dégg mais yàlla sant nañu yàlla ba ñu yàlla boole nijaay joo xamante nii tey man jooyunu dara sama famille sax laay wax jooyunu dara sant yàlla si muñ laa dëkk ma juddoo ba léegi maa ngi muñ xam nga ko am 30 ans amoo kër amoo jabar te 99 ngay liggéey mool yàlla xam na ni mool mu mën a di perte essence am 1 million essence 1 million 500 mille di ko perte si essence benn guddi ñëw perte ko pendant 1 mois mu dem géej benn jour ñëw teer fay loolu bor boobu yëpp billaahi wallaahi mais loolu mu mënatul am si Sénégal fii nii. amin tamit man akamaa gëm dina baax doomu jullit laa te gëm naa yàlla gëm naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm naa sama bopp ñàkk tamit du ma tax a ñànki kenn xamul ma si jël alal jàmbur kenn xamee ma tox kenn xamee ma naan kenn xamee ma def lu bon loolu man seede naa ko te li may wax nii tey bu ma ko sama àjjana leere woon tey ma ñaan yàlla faatu tey billaahi wallaahi dëgg bu leer laa lay wax bu wër péng dara mënu koo dindi billaahi wallaahi te li ma lay ñaan nag man nekkatuma mool su ma neexoon ma toog neutre mais sama nijaay ji nga xamante nii ñu ngi ko si bëgg dugal taxal ko ndax lan dafa ñàkk ay matériel am te kooku sama roq papa la sama papa la loolu moo ma gën a metti te dafa ñàkk matériel am loolu tax ko mu mer jël ay gaal dem jël bu tëgg clandestin dem mais nekkul loo xamante ni ñun Sénégal lañu am. ñoo ko déggandoo kon yaakaar naa ni xeex bi yàgg na mais tey lay gën a am solo ngir jàmmarloog suñu noon bii nga xamante nii mooy président bi gën a yées ci àdduna ki gën a wow xol ci njiit yi nga xamante nii ñoo fi mës a jaar. kii xeex ko ci jaamu yàlla la bokk chaque fois ñu wax ko te si la ñuy dox di ko wax ba mu abal ñu bu fi jógee nag ñu ne ko ràpp ci kaso bi pour haute trahison ndax kii daf ñu wor suñu noonu la daf ñu bañ parce que bu sañoon Sénégal yëpp dee ñàkk jëmm ji même bu fi jógee mérité wul liberté mérité wul considération kon jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.